teewee seen tur ak seen sant maa ngi bëgg remercier également autorités yi nga xam ne ñoo fi teewee bëgg également bu baax a baax honorable député mobilisation bi teew fi day wane ne rek Technopole ak journée bi ñuy manifester tey journée bu mag ñun nag NCD je pense que ñëpp xam nañu léegi ci biir Technopole ak ci zone humide mun mu wax ne Technopole rek mais biir Sénégal ñëpp xam nañu liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def di liggéey ci wàllu zone humide yi et en particulier ci picc yi donc ma bëggoon leen également dalal fii parce que fii également suñu kër la parce que aan mu ngi ko doon wax aan ñun ñoo bokk n'est-ce pas waaw yëkkati mbir mi voilà ba mu yegg fii boo gisee ne am na sensibilisation bu am dafa sukkandiku déjà ñu su teewee ci toogaayu NCD fii ci biir Technopole ak ci gëstu ñu def ak action politique action publique bi ñu def ci biir Technopole ci action yooyu nag journée mondiale 2 février am na ci rôle bu mag a mag a mag chaque 2 février dañ daan daje fii di célébrer journée mondiale zone humide. lan mooy journée mondiale zone humide loolu am na solo ñu wax ko tey xam naa ne sax présentateurs yi dinañ ci dellu si journée mondiale zone humide bi benn convention bu ñuy wax Ramsar moo ko initié Ramsar dëkk la bi nga xam ne Iran la nekk ñu gis ne zone humide yi xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof parce que joolaa mooy làkk fu mu ne zone humide yi li ne ci biir comme alal lu am lu ne ci biir comme richesse laaj na ñu protéger parce que nit ñi dañ ciy jëfandiku fàtte ne am na ay ressources boo seetloo fii Technopole li fi amoon agriculteurs yi ñu ngi nii di wax ñoom ñii dañ jëfandiku ci zone humide bi mais dañuy utiliser ay pesticides ak engrais yoo xam ne àndul ak zone humide ñun commencé nañu di leen sensibiliser nappkat yi sama mbokk joolaay dañuy dañuy jël jën yi ba jël jabet yi donc jën amatu fi ñu ne pression am na ci zone humide bi ñii liggéey ci palmier yi dañuy dagg palmier ba nga xam ne palmier yi dañuy dee ñu ne am na problème donc ci biir zone humide bi am na ay richesse yoo xam ne nit ñi nag dañ ciy jëfandiku ba mu ëpp fii Technopole loolu moo fi amoon bu mujj bi moom mooy comblement bi nga xam ne mooy gravats yi nit ñi di indi fii parce que gis nañ ne fii rafet na bëgg nañ fi dëkk ñu ngi yàq mbir mi di combler donc foncier bi également am na solo loolu moo tax NCD ci base convention de Ramsar bi mu jóg ne day xeex mu taxaw ak ay naataangoom muy ACC comme ni ngeen ko gisee ci t-shirt yi ñu ne lii de moom war nañ ko aar ci loolu ministère de l'environnement jàppale dès le début à travers la direction des aires marines protégées communautaires ñoo ñu jàppale biñ fi njëkk ñëw amuñu woon table ak 16 ñoom ñoo ñu jox table ak 16 ndax ñu nekk fi bi ñu commencé plaidoyer ba mbir mi yegg au plus haut niveau mooy ci président de la République chef de l'État monsieur Macky Sall ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu yàgg foofu à travers le premier ministre bi fi nekkoon Boun ñu bind lettres yi joxe documents yu war ba pare ne leen ñun lu ñu gënaloon mooy pour que ñëpp nekk à équidistance ku ci nekk mën a jëfandiku ci site bi na état ñëw à travers administration loolu moo tax tey ñu nekk fii bëggoon naa nag ñu remercier
réellement et fondamentalement le président de la République Macky Sall parce que classement wu zone bi c'était pas gagné amoon na ay acteurs yu mag yoo xam ne dañuy taxaw fii ne ñoom d'accord ñu moom mu jóg premier discours am mu tudd technopole loolu victoire la ci moom ci ñun te Sénégal loolu la war a demee nit ñi population bu ñu jógee taxaw di ñaxtu ci dara état daf leen ci war a topp. am na yeneen partenaires yu nekk fii mooy golf club am na wàllam ci liggéey bi ñu bëgg ko remercier bu baax a baax union des autres UDH am nañu seen wàll ASC yi am nañu seen wàll communes yu wërale fii yëpp yu nekk fii je crois y a 8 communes am nañu seen wàll ci sauvegarde technopole te jeexul dañuy door a commencer parce que biñ demee ba am classement léegi suñu partenariat day yomb parce que ak direction lañu nekkaloon dinañ jëm ci beneen programme boo xam ne ni day dem ci valorisation biodiversité donc président horticulture fii vocation du agriculture waaye boo xoolee suuf si fii nii xorom rek la donc dañ ko bàyyi picc mais seen wàll dinañ ko aar donc perspective bi ñëw moom mooy dañuy lëkkale biodiversité ak usage yëpp moo xam agriculture moo xam pêche mais loo gis nag dañ koy rationaliser dañ koy normer loolu moo tax suñu partenaire muy royaume des Pays-Bas mu jox ñu financement bu néew pour que première action yi ñuy def ak direction mooy defi plan de gestion ñëpp mun a xam fu ñu jëm pour que ëllëg bu kenn wax ne dañ ma tere fii dañ ma tere faadam bi gis ngeen ne sax depuis bi fi waa parc nekkee ba léegi affaire bi commencé na ñëwaat donc vraiment discipline amu fi woon léegi discipline mu ngi am donc waa parc dañ ñuy imposer discipline ñun insérer ñu ànd ak ñoom ak yenn ACC parce que wóor na ma ne yow kan ñun ñoo bokk xalaat discipline am ñu xajal ku nekk ku war a am dëkk bi naan royaume des Pays-Bas ñu ngi koy remercier ci loolu parce que confiance bu ñu am ci NCD ba jox ko financement bi lu rëy la lu am solo consécration la ci li nga xam ne effort bi ñu nekk di def loolu moo tax man je veux lancer un appel solennel te fii ci biir technopole nga xam ne ne léegi Sénégalais boo gis war na buy def dara mu gëstu biodiversité parce que depuis lors ba léegi chaque fois bu ñuy def dara dañuy dagg garab yi def lépp fàtte ne ñun ci biodiversité la ñuy dundee biodiversité ci garab rek mu ngi ci suuf mu ngi ci ndox mu ngi fu nekk mbalit yi ñuy sànni day rey biodiversité technopole xawoon na sonn ci mbalit yi fu mu ne nii gis ngeen effort yu ñu def ak présence su agent yi ba mbalit presque mu ngi fiy jóge dama bëgg nag vraiment ngeen tàcc aussi waa DAMP parce que liggéey bu ñu fi def c'est un grand travail dañ leen war a encourager ñu ngi ci moustique yi fii di ngeen fi ñuy fanaan vraiment yombul donc ñu am reconnaissance ci liggéey bi nga xam ne moom lañ nekk di def président maa ngi gàttal bu ko def aussi benn gëstu bu ndaw benn incursion ci yeneen partie des zones des Niayes am na ci biir Pikine am na yeneen zone yoo xam ne Niayes lañ am na biodiversité ñu ngi koy yàq boo demee Yeumbeul Nord jëm ba ci kaw ñu dem ba ci Lac Tànnement waa Dakar ñu ngi yàq seen biodiversité te biodiversité boobu mooy suñu avenir laaj na ñoom monsieur le maire ñu nekk fi ville de Dakar ñu jàppale ñu ci combat boobu nga xam ne tous les sites yu yàqu léegi yi am biodiversité ñu réhabilité leen zone humide ñu jox ko place am dëkk bi mag yëpp capitale du monde yoo dem yëpp ñu ngi conserver seen zone humide yi ñun ndax boobu ñu nekk ndaare Sénégal mosul nekk ndaare donc monsieur le maire may leen ñu nekk premier bu ñu nekk ndaare. En tout cas jeudi prochain le 6 février honorable ñu ngi leen di invité fii yéen ñëpp mun na atelier bu mag bu ñuy def lancement wu projet bi lay doon bu boobaa dinañ leen wax ku nekk lan la mën a séntu ci projet bi donc le 6 février bu leen ko fàtte
le 10 février ñu ngi leen di invité également fii ci Technopole dañuy dalal suñu gan bu mag buy jógee Angleterre kooku maanaam mel na ni NCD Angleterre la waaye nag moo ñu ëpp doole parce que moom ci Angleterre ñun fii Aliou ñaata ñu am 300 membres la ñu am moom plus de 2 millions de membres la am dans toute la société anglaise bu ñëw fii bëgg a xool saytu suñu liggéey bi fii et puis xool nan la ñu mën a dimbali donc vous êtes vraiment invité ñu defal ko accueil bu mag wan ko site bi sensibiliser ko daa leen di remercier merci.